Samagox mon quartier Samagox. Samagox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. Mbariyango goite mbariyango goite. sama gox sama gox sama gox. sama gox sama gox sama gox sama gox mon quartier. ku xam gën di xam. Samagox mon quartier Samagox. ku ñàkk gën a am. sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey moo di Ngadiaga nekk fii ci commune bu Notto Gouye Diama fii nag ñu ñëw xool askan wi ana naka nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier fii ci Ngadiaga ci commune bu Notto Gouye Diama. Ngadiaga di dëkku cosaan dëkk boo xam ne nag dafa am sax borom bu ñu sukkandikoo ci magi dëkk bi. cosaanal Ngadiaga nag Moussa dafa mel ni dafa xaw a dese tuuti dafa am lu fi xew loola ci li nu maam yi wax ci cosaanal dëkk bii sunuy maam booba dañuy xare booba fu ñu dal buur fekk leen fa wali yu mag wa yaa ngi dégg ne ma la wax ñu ànd ak njaboot gi di dem ba sa yàgg muy waxtu mbooyo tàng lool ñu dal ci am na ñu ne ci guy la am na ñu ni ci bente ñi waaye ñi ni guy la nag ci ñun ñi ma wax ñoo ëpp doole ñu tekki foofu fas indal fi ñu toog nii di noppalu mar lool xiif lool sonn lool fi ñu toog rek am ndox ak ay dox dal di wisu ci seen kaw bi mu wisoo ci seen kaw ñu ne lii di ndox la te xam naa ni yàlla ji tawul ñu ne lii de mu delluwaat wisaat leen ko ndekete ñii ni na bar lu ñuy wax bar ñii ni onk la waaye li gën a not fii te nu gis fi ay jalooreem ca mag ña ba nu fàttalikoo ndax man maa ngi ci sama juróom-ñaar fukki at ak juróom yu teg fii li ma fi génn nag bariwul génn naa dem jàngi xam-xam ñu di ko toppatoo ba ne lëf li kat li mag ñi wax ak suux boo ko gisee pàjj yu dajaloo la am lu mel ni am pax bu tawee mu ndox nekk fa ndekete booba rab woowu mu ñii ni bar la ñii ni unk la mooy dox bu wëndeelu da di génn wiccax geen ba bu dox yooyee cay topp mu dal ci kaw mag mi ñu ne lii kat mat naa seet ñu lifi nii seen rab bi ñu dal di takk ay buum ñu jox ko mbuusi mu dem ba tiim ko mu mel ni ab teer mu naan ba màndi tàng ci kii bi mbuus yi mu yoroon jox mag ñuy naan di naan ba màndi jox jur gi ñu naan ba màndi raggu ñu ne lii de li wane lii de nan ko bokk ormal fu ko waay fekkati na ko ormal bu mu ko jéem a métital bu mu ko jéem a rey loolee mooy cosaanal fi mu ne boo fi toon indu tey di dugg ci kër goo ciy dugg bu fekkente ne du gune lool dina la wax nelaw lu ñuy wax unk boo ko fi gisee bu ko laal loolu mat na leen a xamal gis nga kii léegi la sax waaye am na jamono boo fi dikkee di nga fi fekk unk bu toll nii waaye fii Ngadiaga du la lor mu wallaay xanaa nga rey ko boo reyee bu la nga méttital day fii nag yàgg na ndax dañoo ko jëkk a sanc suñu maam bu ñuy wax Bakar Gadiaga moo wàcc ci Sénégal yàlla may ko muy boroom xam-xam bu mag dammeel fat ko dama fa fekk ci yooyu jamono utal ko ay dal fi mu jëkk a dal nag mooy Ndoob Gadiaga foofu la jëkk a dal
bi mu wàccee Sénégal foofu la jëkk a dal fa la ko demee dalal mu dalal fa boppam ba mu fa dalee nag daawul bëtiku nag ba gar yeneen i dëkk yeneen i dal ndax dafa am dafee nekk ba jaboot fi am fii taaw bu ne nag mu ne ko utal ab dal taaw bu ne nag mu utal ko ab dal ba mu ne bëgg na dëkk ca sawu jant ca géej ga ñu daggal ko fii jox ko mu indi fi ab taawam moo waral Ngajaga gii ñu nga jógee ndoob dañuy digga sanc waaw ndax ndoob bi mu wàcc see Sénégal ndoob la dal bi mu ñëwee ci Damel mu di ko usal ab dal benn picc la jël takkal ko ab téere mu ni ko foo bëgg dal mu ni ko picc mii fu mu dal foofu mooy nekk saab dal mu jox benn taalibeem fas bi mu ne ko àndal ak picc mii fu mu dal na nga wut xàmme kay garab googu mu ànd ak moom ba mu dal ci génn dóob ba mu dalee ci ak dóob mu defal ko xàmme kay bu mu ñëwee boobu dese naa dégg wolof moo tax mu ne ndoob ñu naan ndoob waaye dóob la ak dóob la fa ñu jóge woon ñu nga jóge woon fu ñuy wax arwaar waaw sori na ci réew yi waaw ba mu jógee foofa it ba mu ñëwee ba war a ñëw Sénégal ba mu agsee daa ñëw fekk gaal gi war a jël gaal gi di indi booba gaal ay indi nit ñi Sénégal ba mu ñëwee mu fekk gaal gi dem ñu ni ko góor gi gaal gi dem ne suba rek ngay dem de mooy man dina dem Sénégal tey ñu ne ko nooy def mu di jël ab deram teg ko ci ndox mi fopp téere bi teg ci ni taalibe bi yéegal mu yéeg mu ni Sénégal dara bi dawal ba ndi ko Sénégal. askanu Ngajaga di dellu si waat ci ni ñu fa coowal gaz tàmbalee ci atum 1994 ba léegi. mbiri gaz bii fi am kera nga xamante ni bi yàlla dogal na mu dem ba feeñ fii tubaab bi ñëw ba mu ñëwee fekk ñuy def seen affaire yooyu ñuy def nañu ko lu mat fanweeri at ci réew mi mënuñoo gis gaz ba yàlla dogal benn bis ñu ñëw fii ci Ngajaga man mii ci sama tool la ñu ñëw ba ñu ñëwee ma jóge tool ñëw fekk garab gi fa nekk ñu koy wax daxaar ñu takkal ka raayo yu bari ma ñëw ne xale yi waaw lii lan la ñu ne ma tubaab bi moo fi ñëw andi benn kii bu mu yor benn carte bu mu yor tàllal ko mu ne li doon seet ci fanweeri at ci réew mi yëpp feeñ ne fii tey ci Ngajaga ba loolu gaz bi ci la soxla ko loolu histoire la ci. depuis ay at ñu koy xeex ñu ngi fi implanté woon en 1996 seen ay première sismique romb na loolu ñu ngi fi njëkkoon def sismique 1976 78 ba am teen bu ñu fi gasoon fu ñuy wax xongum ndox boobu mujjul alimenté mujjul dox 96 la ñu ñëwaat implanté wu fi def fi seen première puits de forage puits de gaz ñu commencé production bi en février 2001. Forteza bi ngeen di gis nii nekk na entreprise boo xamante ne commencé na activité yam au Sénégal depuis vers les années 2000 bi mu fi ñëw nag boobu benn teen moo fi am teen boobu ça a été foré Petrosen moo ko gasoon yàlla def mu am découverte ba mu amee découverte nag ñëpp xam nañ ne industrie pétrole et gaz dafa laaj investissement yu bëri donc c'est comme ça que Forteza ñëw reprendre bloc bi ñu def seen investissement defar pipeline bi commencer production teen boobu GD2 en même temps ñu continuer di def ce qu'on appelle le développement du gisement di développer gisement bi di gas yeneen teen pour mun a yokku production bi mais également délimiter réservoir yi xam réservoir yi naka la ñu bindoo ci suuf bi. yàlla dalee na nattoo ñu dëkk ak gaz xam ne nag dëkk ba moo fa jiitu ñuy xam ni gaz am na fa ba yàlla dogal na diggante Kër Mbir Ndaw Ngajaga Kéeri Jël ak Pël ba Daara Alpha Combaan loolu lépp gaz feeñ na fa gaz boobu nag fan yi am na fa benn teen buy lakk nekk ci village yu Jël ak Pël Kër Laay bu El Hadji Amadou ñoom nag amoon nañu jàqare trop waaye yàlla def na ci sutura ba fi mu ne nii daal ñu xaar ñu fay ko rek moo ci des population yi tamit ba léegi yenn saa yi ñu xaw a am njàqare ndax buñ déggee flamme yi di yokk
mais nag ñi ngi xaar techniciens yi ñëw fay ko. ginnaaw explosion ba ñu nemmeeku nag ca Jëlëk Pël ba léegi askan wi ci ëwal la ñu nekk ndax xamatuñu fu ñuy teg seeni tànk. information yi gën a rëy actuellement nii ci àdduna bi bokk na ci tàkk-tàkku gaz bi am Ngadiaga donc kon mënuma wax ba àggal te du ma ci dugg muy loo xamante ni jur na tiitaange ci dëkk bi mu amee jur na fi njàqare comme ni ko suñu yaay ji doon wax sànq waxe keroog bari na jigéen yoo xamante ni yendu wuñu ci kër gi bari na ay jigéen yoo xamante ni ci àll bi lañ yendu ca tool ya ñoo xamante ni dañoo daw dem ci yeneen dëkk yi ak seen ak njaboot keroog képp ku dëkk Ngadiaga avant ngay dugal lekk ci sa gémmiñ mooy añ 20 heures jot na ndax ñi waroon taal añ bi ñi waroon togg añ bi daw nañ génn dëkk bi ndax jortoon nañ ni dëkk bi day tàkk lu tax nañ jort ni dëkk bi day tàkk dëkk bi ay tuyaux gaz ñoo ko wër lu tax ay tuyaux gaz wër ko dafa bari ay teenu gaz lu mat fukki teenu gaz ak ñett ñu ngi Ngadiaga fukkeel ak benn bi muy 11e bi moo tàkkoon te ñoom ñooñu ñëpp dañ leen centré ñu dem ci base de production bi par ay tuyaux yooyu jot nañ ay informations yu leer des informations bien vérifiées que ni ay tuyaux yu weñ la sax pour nga xam ne amul benn sécurité benn tuyau moo ci nekk blindé muy tuyau bi départ Ngadiaga dem ba Cap des Biches ak bi départ Ngadiaga dem ba Sococim. gaz bii bu tàkkee il faut dina métti ndax jigéen dafa gaaw a tiit te jigéen mënut a organiser lu bari ci boppam xale yëpp danoo daw. mag ñi daw am na ci ñoo xam ne seen njaboot ba tey del seegunu dañ leen a téye ni feeg gaz bi fayul du ñu ñëw xale yaa ngi nii njàngum français baa ngi nii tardé na ndax xale yi depuis gaz beeg léegi tey jii la ñu doog a commencé waat di leen xëcc pour dugal leen ci école bi nu jàng. ñun ñëpp a ci jàq ñun ñëpp a ci jaaxle ñun ñëpp noo ci tiit ndax dafa musul am ah dir astaghfirullah waaye gaz bu tàkki nii ci fii. maa ngi koy door a gis ah du tee nag koo xam ni ki mën nga nu cee dimbali te yàlla tax moo xam ci ñaan moo xam ci ay pexe moo xam ci ay njëfandikukaay it bañu nu laa tàllal loxo. njaboot gi yëpp wax dëgg yàlla tiit nañu te itam ah ku am mbokk ci àll bi sax mu ngi lay woo boo ko nangulee sax bañu la fee jële te ñun mënuñu fee jóg waaw. ndax jaboot lañu di fi kilifa ànd ak ñëpp bu ñu loolu daal bu ñu soñoon ñu dimbali nu gaz bii ku ci man dara nga jàpp ci ba mu fay ci jàmm ak salaam. li ñuy xaar mooy lii tàkk fay moo gën a nekk suñu problème fi mu ne nii ndax tiit nañu tey fu sa mbokk nekk bu mënta ñëw woote na guddeeg bëccëg sama ñaari portable yenn saa yi ñëpp ay sonné na jour boobu quoi. bu ñu yàlla natt woon tuuti mu jotoon a jàll ci van bi. te li tax jotul a jàll ci van bi ñu ngi Henri mi ci ñàkk bakkanam ñu ngi koy jaale ay mbokkam di am naqar ak tiis aussi ci dem gi mu dem ndax ku bëggoon Ngadiaga la wax dëgg yàlla ku souteniroon Ngadiaga la su amoon benn baat bi ci société bi Ngadiaga dépassé na fii yàgg na taxawu Ngadiaga kon ñu ngi am naqar ak tiis ci demam googu mu dem di ko jaale ay mbokkam bu dul woon ak moom Ngadiaga tàkk du ma wax Ngadiaga tàkk mais Dakar sax dina tàkkaale ndax tuyau bi dafa dem ba Dakar su van boobu moom moo sacrifié boppam daw yéeg ci kaw ñu ngi jot vidéo yi parce que ñoom ñi ci des dañu taxaw fële di ko seetaan di ko filmer ñoom moom ay collègues am yi mu doon liggéeyandool parce que du ñu ay ingénieur qualifié lu tax ma ne du ñu ay ingénieur qualifié amul kenn ku ci diplômé ñoom ñëpp fii lañ leen formé amul kenn koo xamante ne dafa dem ci école de formation gazier ñu formé ko mu ñëw fii déedéet maintenant Henri moom moo ci nekkoon ingénieur qualifié moo tax mu jël risque bi mu xam ban danger la am ci dëkk bi ci askan wi mu sacrifié boppam ñoom ñu taxaw di ko filmer di ko seetaan da ngay gis ci vidéo bi kuy dox di ko jege ba gis ne affaire bi mu ngi gën a peer mu daw reculer waat muy lu ruslu muy loo xamante ni ci sa biir liggéey nga xam sa liggéey war nga def benn sacrifice au moins pour limiter danger yi bu amoon ñett ñu mel ni Henri wala ñeent ñu mel ni Henri gaz bi mën naa bañ a tàkk lu tax ma ni mën naa bañ a tàkk peer na lu yàgg affaire bi peer na lu yàgg Henri rek moo ne ci kaw di ci jéem mel na moom kase moo ci jéem fexe ba tëj van boobu nga xam ne bu ci jàlloon Ngadiaga tàkk Kër Mbir tàkk zone des Niayes tàkk mu dem ba Ndakaaru donc kon Henri boobu ñu ngi massawu coono ay mbokkam. Henri ku baax la loo yi teel a yeewu dina la romb jëm Ngadiaga fu 5 heures jotee dina la romb ñibbi waaye ñun action bi ñuy gën a saluer moom moomal usine bi waaye dafa daan liggéey nekk ingénieur bi explosion bi commencé mel moom dong nga seel mu nekk ci kaw. mais bi mu demee ba xam ni am na luy ñëw ndax xam na dafa wax sénégalais yi dem leen bëgguma kenn gaañu ci mais bi ko flamme bi fekkee foofu ba lakk yaram bi mu bërëngu ba flamme yi fay ci kawam au lieu que mu yem si loolu oto bi nga xam ne mooy defoon explosif yi ci war a
miinee teeni gaz yi moo ko dawal évacuer ko génne ko site bi te loolu su ko deful woon tey lii xew du yem ci teen bu tàkk rek waaye explosion moo fay am kon loolu dañ ko sant vraiment bu ko yàlla dogalee bakkanam mu génn àdduna ñun en tant que maire dinañ ko jàll bépp mbokkam jàll ko ñi mu doon liggéeyante jàll ko tamit le président Macky Sall mu jàllal ñu ko ay bokkam yépp am na ñoo xamante ne ay sénégalais lañu bitim réew lañ jàngee comme Europe am na koo xamante ne foofu la jàngee am fa diplôme boo xamante ne réservoir ingénieur la bu mu amee amul feneen fu muy liggéey Sénégal lu dul fii nii ñëwaat fii ñu xool ne vraiment kii am na expertise bi société bi jël ko am na ñeneen yoo xamante ne nag ay sénégalais lañu commencé woon nañu liggéey si wàllu pétrole ak gaz depuis Tullow Oil mooy nekkoon société bi nga xamante ne moom moo doon exploité gaz bu nekk au niveau de Diamniadio donc ñu bëri xam nañ ko donc ñooñu foofu lañ jëlee expérience bu Forteza ñëwee si ñoom la commencé liggéey ak ñoom di yokku expertise bi di former ay nit. keroog suur bi gaz bi tàkkee may daw di rawale samay doom maa ngi fekk fii benn soxna soo xam ne mi ngi matu barke Seydina Mouhamed toog matu maa ko yëkkati yóbbu ko kër mbir mu am fa doom ma dellusiwaat doog a mën a ñëw taal sama añ samay doom ñi ngi topp àll bi di daw ma togg añ ba pare dugg àll bi di leen seet. suuru samedi ku ñëwul Ngadiaga yërëmoo Ngadiaga ndax samedi métti na méttiwaay boo xam ne bii foo ko takk rek paase nag foo takk méttiwaay bi paase nag ñun xamuñu du lu liggéey dem tool ñu dem tool bàyyi suñuy xale si kër gi man bi ma sama waa kër oowee téléphone bi may daw di ñëw damaa taseeg ñoo xam dañuy boot gàddu jàpp ci loxo loolu métti na. waa usine bi de moom wax dëgg yàlla ñoo waa Ngadiaga dañoo war a bokk ndey bokk bàyyi di dem leen teendoo liggéey rek war leen a boole waaye nag ñu ngi leen di jaal tamit waa usine bi seen ingénieur boobu Henri Guèye ndax def na bi action bu noble muy bi explosion bi commencé même lakk na ba noppi sax mais oto bi nga xam ne moo defoon ay explosif moo ko déplacé doo ko dem hôpital ba yàlla moom ko Ngadiaga nag moom wax dëgg yàlla ñoo waa usine bi comme usine bi dañ ne ba jël turu dëkk bi war nañoo am jàmm di dem lente di fekk lente usine bi tamit ni mu war a yëgale monsieur le maire ne la war a yëgale yeneen dëkk yi waaye nag kañ communication boobu ba léegi des na. ñoom la leen ca gën a metti moo di ba explosion bi amee ba léegi gisuñu kenn ku jóge ci usine bi ku ñëw dalal seen xel ci seen nekkin ak moom. ñun ci dansé la ñu nekk ndax tey fii ñu ngi ci fukki teen ak ñett gaz wër ñu fu nekk tey lii mooy 11e jour mi ngi tàgg solution amagu ci gisaguñu fenn amagul leen lu ñu mën a dëgërloon ñu tey lii ci lii te ci loolu xanaa ñoom am na ñu waroon a mën a jóge sax ci ñoom ñëw ci wax dalal waa dëkk bi. xamal leen ni leen lii kat ñu ngi ci pexe yeeg lii mais ñun ba loolu te gisuñ ci benn. ñun actuellement lu ñu soxal naka la ñuy def pour maîtriser teen bi arrêter flamme yi pour soog a imaginer maintenant ñaata si matériel la société bi ñàkk. 20 ans plus de 20 ans ñu ngi fii lu mel ni musul am donc bu amee dañuy xam ne rek xëy na ndogalu yàlla moo indi lii mais au-delà de ça ñu ngi def lépp lu ñu mën pour maanaam arrêter ko mu yem fii. bi ñu fa demee xool. dëkkuwaay yi ndax kër gi nga xam ne moo gën a jege teen bi nekk ci kër El Hadj Amadou muy Jëlëpal daanaka 100 mètres la wala 120 mètres kon ñoom ñu ngi xalaat pour ñu jéem a délocaliser population yi nga xam ne usine bi day am liberté ëllëg même bu gaz doon tàkk sax population yi du nekk en danger moo tax ñu ngi lancé ndimbal président jàppale ñu am assiette foncière boo xam ne dañuy waxtaan ak les services des eaux et forêts. waxtaan ak waa CADAS ak urbanisme logements sociaux yi ñuy wax ñu wut terrain boo xam ne les villages impactés ñu teelee na délocaliser loolu moom ñu ciy xalaat. ñoom nag askan wi ci seen bopp di kaas lu jëm ci wàllu RSE ndaxte kat daal dinañu jàpp ni fii kenn respecté wu ko fii. bu ñu mënul defal dara nañu wax ni defaluñu dara mais pas ñuy wër ci rajo yi naan defaral nañ Ngadiaga jumaa. armée yi ñu miire fii dañu cee fekk école yi fi dañ ko fekk buñ ci amee luñ ci dolli ko ñaari classe passé wu ko dafa waroon a ëpp loolu. jumaa jaa ngi nii bu dul woon sooroor bi commencé jóg soo ko gisee kër nga koy teg yow Ndeye Khady yaa ngi jàkkaarloog moom bu doon sooroor bi commencé jóg da nga naan lii kër la nit toog na fii ba taay di waxtaan ak ñu naan waa kër gi ku ko moom billaahi wallaahi li ma wax du caaxaan ndax li tax sooroor bi jóg a kus néew waa dëkk bi ñoo takkuwaat taxaw pour àggalewaat liggéeyu jumaa ji. li ñu doon xaar ci courant bi mooy tey ñu jox nu courant bu doy ci dëkk bi ñu am ndox bu doy boo xamante ni bii maanaam du jóge fenn forage bi fii lay nekk
ñu am case de santé boo xam hôpital yu wóor parce que waxoon nañ ko ba natt ko ba teg ko fi mais dara surtout ci boobaak léegi tey dëkk baa ngi doo au départ bu njëkk bu fi gàmmu musaa am wala tey lu mel ni xale yi ñuy def ay final ak yooyu dem wax leen ko daan nañ ci def mais loolu amatul léegi gis kon loolu nag war nañoo wax lan moo ko waral. boo nee defuñu fa dara day xaw a nekk lu métti waaye loolu nga lim moom laa daan dégg ñu ni moom lañ fa def waaye man de bi ma nekkee maire ba léegi 2014 gisaguma lenn luñ dimbalee collectivité locale bi wax naa ko nag waxati ko xaj na nag dama yaakaaroon ni en 2016 ci référendum bi biñ ne ressources naturelles yi askan bee ko moom président Macky Sall dugal ko ci ñu voté ko ñoom waroon nañoo corriger ba RSE bi waxuñu sax ñu jox lépp commune Noto ndax peut-être am na yeneen dëkk yu am gaz waaye nag na ci ëppale te su boobaa projet yi nga xam ne dañ ko bëgg lu mel ni centre de santé lu mel ni lycée lu mel ni chambre froide lu mel ni forage boo xam ni dañ ko fay gas pour nit ñi di ci bay wala ñu def courant bi mu dem ci tool ya wala ñu def école de formation boo xam ni les métiers du gaz et du pétrole daf fay am ndax boo léegi duñ ni ñiy jànguñu waaye wala buñ jàngee tamit amuñu formation bi kon loolu daal lañ leen fa doon xaare waaye xañ na nag il n'est jamais trop tard dinañ mos a ñëw def li nga xam ne moom la askan bi bëgg. ñuy tuumal sax société bii di Fortezani jëlul ñu bëri ci ñoom ñu fay liggéey ne gardiennage rek lañu leen di doyee te loolu mooy ginnaaw bu ñu jëndee sa tool ba noppi. tey lu toll ni usine bii ñëw fii maanaam te gisuñ ci suñu bopp gis gu ñu mën a wax kooku bokk na ci suñuy jafe-jafe maanaam tey mooy waroon nañ cee mën a feeñ ci liggéey boo xamante ni bii tey dina ëpp tey li fi nekk parce que tey booy xool ñi ñu fi jël ñuy liggéey tey. bu dul ñetti nit man la ñuy gis ñëpp ay gardien lañ fi nekk ay gardiennage lañu te ñooñu pour garder dañuy jël sa tool doog laa jël en tant que loolu amul duñ la jël beneen bi ci tegu ci biir loolu tey ñi ci nekkoon ba retraité seen doom yaa ngi fii ñu waroon leen ci jëluñ leen. bu ñu ñëwee jël sa tool comme ni ko sang bi waxee sànq dañuy compter garab yi fa nekk par exemple ñu ne garabu mango ñoo fi nekk. ñu fay la 50 000 francs par garabu mango boobu mën nga ci am téeméeri junni benn saison benn at ndax garabu mango bi mën nga ko wittaat ko ci benn at bi mën nga ci am 500 000 ñu ñëw jël ko fay la fukki junni jël ko éternellement doo ci jariñooti dara ñu waroon la dédommagement bu baax bu jaaroon yoon sax li am war nga am pourcentage ci li ñuy produire at mu jot dara amu ci. pour defal la ñu ne dañu lay jël gardien bu fekkente ni jeune nga bu fekkee jëm nga mag ñu jëlal la sa benn doom gardien boobu benn amul salaire bu baax ñaar dañ ko exposé ci ay danger ci ay risques lu tax man dañ ko exposé tenue bu baax sax duñ la ko jox benn ñaar duñ la jox arme duñ la defal benn formation yow yaay dem ci àll bi dagg sa yetu kel boo xam ne bi ngay yor yow yaa koy daggal sa bopp sax pour toog téye ko fa. xale góor yi dëkk baa ngi nii li ñuy def pour waa ñeneen ñi di ko def kenn ku nekk fu la sa wërsëg nekk da nga koy jël ñi fi ñëw di liggéey day seen wërsëg waaye waa dëkk biir war nañ koo boole ci seen wërsëg. ba ñu commencé fii bu fekkonte lu ñuy def dañuy ñëw diisoo ko ak waa Ngadiaga lu mu doon ñu diisoo ko ak waa Ngadiaga wallaahi duñu am benn lu leen naqari gis nga gaz bee tàkk fee tey dañ noon toq gaz amul si Sénégal toq gi nag moo tàkk ne. ñun contre ñuy ñëw fii di liggéey de parce que nit fu wërsëgam nekk da koy jël mais ñun dañ cee gisul suñu bopp dañoo bëgg ñu jox ñu ci suñu gëdd parce que bu ñu toogee fii dégg ci ay médias ñu 95% Ngadiaga lañ ko jël te yow boo xoolee liñ jël si Ngadiaga matul 15 personnes ñu ni fii te lan lañ fi nekk ay gardien dëkk bi nekk fii nga xamante ne mooy Ngadiaga am na ñoo xamante ne fii lañ jógee au début ay gardien lañu mais au fur et à mesure ñu leen di former par le temps ñuy jàng ba léegi ñu ngi am ak ñoo xamante ne ay opérateur lañu am na ñoo xamante ne ay soudeur lañu am na ñoo xamante ne ay chauffeur lañu am na ñoo xamante ne nag ay gardien lañu waaye loolu yëpp si liggéey bi la bokk te dañoo am seen i këyit dañoo am seen i emploi donc moo tax man mën naa wax ne tey société bi ngi nii di Forteza c'est une société sénégalaise. ñun tant que ñu ngi fii nous sommes appelés ñun ak ñoom à travailler ensemble avancer ensemble ndax lii fi nekk du pour ñun rek ñoom ci la ñu bokk am nañ si wàll mais pour que mu mën a jëm kanam il faut que ñu ànd liggéey mais ànd également si jàmm. barki démb sax andi na ma benn document ndax dama daa wax naan xaw ma dara ci liñ fa jël xam naa loolu lañ dégg andi ma benn document ne ma ñii ña ngi fay liggéey
mais comme dama nekkoon ci beneen dossier talaguma koo xool bari ko exploité waaye nag du woon tey laa ko war a doog a jot waroon naa koo jot te bu ñuy embauché sax dañ cee waroon a concerté wu ak ñun ndax am nañ doom yi jàng ñoo xam ne am nañ diplôme bu ñu nekkul Sénégal tamit ñu ngi diaspora bi waaw kon ñu waral leen a mën a dugal ci usine bi ñu fiy liggéey waaye nag gardien donc doyul ndax mën naa am sax kay ka nga jël gardien am na diplôme waaye comme formé woo ko ba mu mën dara ci gaz bi poste gardiennage nga koy jox waaye nag war nañ koo changé daal. geneenuk jafe-jafe goo xam ne ñoom ñu ngi koy dund ak Forteza moo di ne nag xorom si ñuy jëfandikoo bu ñuy naka gas seen teen yooyee jamono ji dafa dem ba yàq seeni tool ñoom ne garabu mango da ngay jékk ba si yàgg gis mu daal di tàmbalee muy jafe-jafe ci ñoom. bu ñuy gas seen gaz bii dañuy def xorom ci gaz bi dañuy def xorom ci teen bi xorom soosu moo jàpp suñu tool yi ba lu ñu fi bay mu dee boo duggoon ci tool yi tey nday xadi da ngay yéemu sunu garab yëpp yàqu na ñun xamul du lu pépinière defar garab. tey ci biir loolu bu njëkk fii départ benn taatu manga 30 000 lañ ko doon fay te ñiy jaay manga fii yëpp xam nañ ni benn taatu manga benn wett mu normal rek war nga cee mën a am 30 000 ñu bëgg la fay ci garab bi mais terrain bi nag encore fay ñu la ko ginnaaw bi sax lañ ci am ay quelques yu fi def yëngu-yëngu ba ci lañ ko yóbboo taat 50 000. bu ñu lay dédommagé sax dédommagement bu bon lañ lay defal ñun xam nañ ci dara parce que dañu jël suñu ay tooli papa dañu jël suñu ay tooli maam. xorom si ñuy def ci teen bi. moo nab bi moo dem ba ci ndox mi fii na mënatuñu cee liggéey dara nii ñaan président Macky Sall mu jàppale nu gestu Ngadiaga xam ni Ngadiaga aw askanam. bi mu ñëwee xaw na gas na fi maanaam 14 puits parmi 14 puits yooyu noonu yàlla def nañ bi mu koy gas amul benn problème bi musa am donc tey la Sénégal am problème bu mel ni incendie bi am nekk na loo xamante ne ñun dañ koy nakarlu te franchement affecté nañ bu baax a baax parce que ñaanuñu woon yàlla lu mel ni am na lu bëri loo xamante ne yàqu na si société bi yàqal na bagage am yu bëri yàqu na si équipement yu bëri yoo xamante ne tey kenn mënul xayma ñaata la xalaatuñu ko sax pour le moment. loolu man bi ma ko yëgee sax yàggul mais am na ñu ma wax ni ma mango yi nga xam ni dafa nekk ci côté yooyu dañoo gis ne mango yi day dee waaye daal li ma ci xaw a njort boo demee ba Kër Mbir Ndaw soo fa gasee forage ndox mi day xaw a dotam ndax bi ñu PUDC di may forage bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëggoon a gas ci zone boobu nga xam ne day may jël ak wolof jël ak pël Kéeri Ngadiaga may Kër Mbir ak ñetti village wala ñeenti village yu bokk commune Morolan ak bërëb ba ak bërëb sow ak bërëb jaawo gis nañ ni fi ñu jëkk a gas ndox mi dafa xaw a dotam dañoo mujj dem commune Morolan dëkk bu ñuy wax Ngiig Fall fa lañ ñu may site bu ñu gas forage bi te Ngadiaga ba léegi forage ba fa nekk xaw naa saf kon xorom soo su ñuy wax ni dañ koy def ci biir teen yi bu ñuy gas mën naa am bokk na ci la suppi ndox mi. imaamu gox bi moom ma ngay sàkku ci ndaw yi ñu ànd ak dal ak yar ngir mën a régler bi les problèmes. la ma leen wax mooy man maa ngi ci seen kanam maa ngi ci seen ginnaaw tànk yéen a ngi aw ci yoonu njub akub yar ndax dafa bokk ci li lislaam di santaane mooy kilifa ak ay kilifa ak ni ngay wax ak sa moroom daa bokkul kilifa booy wax ak moom donte yow yaa tegu ci siraatal mustaqima it xamal na ngay waxe ak moom loolu la lislaam santaane su ko defee nag ñu ne ma ni leen de tànk yéen a ngi ci ak njub di wax waxu joo xamante ni bi ku ko dégg xam xel na lii wax ju waju njaboot moom lay war a mën a wax kilifa nga xam ne di nga wax ja ba mu àgg la nga bëgg yàlla dogal ko ba mu am te benn duñ ci wax sa benn lëfin benn wax bu dëng baa wax bu ñàkk a tegu ci yoon loolu de tànk mu ngi am man Mor Gadiaga ma di ànd ak ñoom. lu jëm ci wàllu ndox mu sell dëkk bi ameewu ko. soo duggee Ngadiaga rek di nga xam ne dëkk bi am na jafe-jafe ndox soxla nañu ndox torop ci forage SDE bi ni ko sama papa souligné sànq ci lañ njëkkoon jokk ci ndox mais forage boobu kii ndox boobu doxul benn at matu ko ñu dagg mënatuñ ci am ndox. jamono di dox bañ jokk ci forage yu Noto bi début bi mu neexoon torop ndax dañ doon am ndox subaak ngoon guddeeg bëccëg mu dawal tuuti pour nga am ndox di nga jóg 1h du matin 2h du matin ñu dawalaat tuuti mu arrêté nag benn yoon amatuñu ndox fenn
forage boobu dem na fi maanaam biñ koy def benn robinet fële ci ginnaaw na ci di ci pour waa dëkk bi mooy bi robinet noto yi xawee arrêté wu boo ci sangoo sax da nga koy sentir ci sa yaram mënul togg. fii dañ daan jug 3 heures du matin dem ci robinet bi fii di fi root dañu fi ragal wala ñu nuy bunge ñu jëkk ba ci yàgg amatuñ genn ndox ñu ñëw fii taxaw amuñu genn ndox àll bi fi lañ dugg di root bu nu rootee ci àll bi Mëgay Njaay ñoo ngi koy sant ndax moom depuis gaz bi tàkkeeg léegi sax taxaw na ci def na ci droit am lu mu mën a wax na ko ñun fi mu ne Macky Sall la ne tàllal loxo mu geesu askan wi sonn nan. société bi ñu dëkkal muy Forteza nekk di liggéey ak Petrosen dañ ñu waroon soutenir dañ ñu waroon jàppale en plus li ci gën a doy waar mooy dañu am forage ci seen biir usine bi ci biir usine bi ñu ngi fa ak forage ndox boo xamante ni ndox bi bari waay bi foo ko natt weesu nag gas nañ lu ëpp 200 mètres gas nañ ko ci suuf pour am ndox boobu noonu pour ñu root ci suñu yaay yi suñu soxna yi suñu mag yeeg suñu rakk yu jigéen yi lu ne la ñuy daj pour am ci ndox dañ dem ba benn robinet lañ leen génneel ci bitu ñu ciy root dëkk boo xamante ni ëpp na 2 junniy nit comme ni ko sama papa waxee léegi dernier recensement bi ñu ngi jot chiffres yi 2800 et quelques personnes ñu ngi yeewoo ci dëkk bi te boobaak léegi yàgg na recensement boobu ak léegi yàgg na dëkk bu toll noonu nga may leen benn robinet ndox xel sax daf ko nanguwul loolu dafa rusul dafa ñaaw da ngay ñëw boo leen rombee jigéen ñi ñu fay root da nga leen di yërëm rang bi day gudd ba mënoo xam fan lay yem suñuy dem ba benn instant sax dootuñu fa mën a am ndox dañuy mujj takk seen ay sareet dem ci àll bi. def nañu première am nañu branchement S2 daa dox ba mënatul a am amaat nañu branchement noto daa dox ba ndox mi manqué yi ñaar yëpp ne am na fi. bu njëkk usine bi moo waroon def yooyu yëpp ndax usine bi leen Ngadiaga gaz am fa commune bi yëpp sax foofu lañu waroon a ñëw di wut si ndox di faju si yooyu mais yàlla dogal na ndoxum noto mi nga xam sax da doon manqué yàlla def na ci sutura léegi parce que li taxoon mu ndox mi di manqué benn reenu garab moo coincé woon tuyau bi mais biñ ko découvrir ba defar ko léegi Ngadiaga am na ndox noto am na ndox waaye nag wax dëgg yàlla ñoom waroon nañ faa def forage bu mag moo xamante ne nii même suñ ca naanul sax man caa bay wala ñu cay wëgg nag. lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram itam amu fa benn structure sanitaire donte ni ay waxtaan tàmbali woon na cee jóg ci seen digganteeg autorités yi nga xam te ni ñoo nekk foofee ca Forteza. Ngadiaga amul bërëbu fajukaay seen nag chargé de communication bi nag dinaa ko interpeller dinaa tudd turam muy Bachir Dramé chargé de communication Petrosen toog na ci plateau télé ni Ngadiaga am na case de santé ni Ngadiaga am na sax médecin bu fa nekk boo xamante ni moo leen di faj gratuitement ku ci dem ba sa cas grave. ba dem ba jéggi médecin boobu ñun ñoo lay évacuer doo ci fay dërëm fi ñu lay yóbbu ñun ñoo lay faj xaalisu ci dem loolu amul c'est faux. li fi dëkk ëpp na 2 junni xam nga dëkk bu dee noonu amul benn foo xam ne ku feebar man faa fay yi amu fi muy dispensaire il faut ñu am dispensaire amuñu ko te soxla nañu ko. xam nga ni jigéen ji matu amoo foo aw mitti na ndax ñun danoo xam li ci mat dañ cee jaar xam li ci nekk. moo tax keroog dama ne wàcc sama njaboot ni leen fu ngeen mën a àkke ji leen fa daw yóbbu kooku loolu lépp nag bu fi amoon du ci am. ci ay jamono ci ginnaaw ñoom ñëwoon nañu fi waxtaan si ak waa dëkk bi ba ñu wan leen place bu ñu ko war a def ñu ne dañuy defar centre de santé bu mag ba nii may wax ak yow ab xeer sax teguñu ko fa pose première pierre aw xeer sax amul foofa booba la fa lépp doxee tàbbi géej France daal di xëddee. am na ay dispensaires fi jige bu mel ni Kër Mbir wala bu mel ni Daraf wala bu mel ni Notto Gouye Diama fa la ñuy dem wala Jandeer ak Toor ak yëpp ba Kër Moussa yëpp am nañu ay dispensaires. seen représentant bi nekk fii ci production bi ni ñu centre de santé boobu ngeen di wax budgétisé woon nañ ko sax budget bi génn na ba budget bi génnee ani xaalis bi ñun question boobu la ñuy posé te affaire bi dina ci interpeller justice dina ci interpeller procureur pourquoi budget bi dafa génn lañ ñu wax ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñi on avait budgétisé ce centre de santé là ani xaalis bi fan la dugg kan moo ko lekk. dëgg la parce que déggoon naa ñu naan am nañ plan pour defar benn poste de santé à Ngadiaga mais depuis loolu man awaatuma ci suite ñun nag en tant que élu def nañ benn case de santé à Jël ak Pël Kër Laay def nañ tamit nga Kër Mbir Ndaw tamit am na poste de santé Notto am na ko waaye ñun suñu deuxième phase de réalisation incha allah pour l'année 2021 moo ñu tabax benn centre de santé bu mag kooku nag suñ ci usine bi fekk see incha allah dinañ ko tabax su ñëwul tamit dinañ ko tabax ndax noonu lañ def ba tabax brigade de gendarmerie ci fonds propre commune bi may ko état
kon donc loolu dinañ ci xalaat tabax centre de santé pour jéem ko def pour askan bi ndax commune bi day ni nootoo population bi toll ci 40 000 am war nañoo am léegi hôpital boo xam ni bala ngaa tëdd feebar seet sa yaram wala lan moo la dal. suul gaz du ko tere xeeñ loolu la Ahmed Aïdara wax waaye ñoom ñu dolli ci ne gazu Ngadiaga moom tàmbali naa tàkk kon kenn dootu ko miim. tàkk-tàkk bi nag metti na torop ñu ngi koy dund ba nii may wax ak yow ñu ngi ñoom yenn saa yi ñu jàllale information ni fay na wala ñu ni ñoo ngi ciy jéemuñu ci jéem bu dal suñu xel. lu tax jéemuñu ci jéem bu dal suñu xel bi mbir mi soog a am dañu ne ñu ngi waxtaan ak ay société américaine ñoom ñoo am matériel lu ñëw fay ñun mënuñu kaa fay dinañ ñëw fii ay fukki fan wala fukki fan ak juróom ci suba sa la ñu xëy experts yooyu noonu ñëw fi bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom ñu laaj leen une somme de 600 millions de francs CFA nanguwuñu ko fay 600 millions yi tax ñoom ñu jéemal ca seen bopp ba nii may wax ak yow ñu nga fa di gas seen ay kàmb di dajale ndox di dajale suuf ni ñoo koy fayal seen bopp tiital na askan wi ndax am na nuñ koy fayee gaz bi fay te fattuñu teen bi mu continuer peer ragal naa ne leneen dina xew. fu mu nekk nii problème bi amatul benn danger ci population bi amatul danger ci même je peux dire que bon mënuma wax amul danger ci environnement bi parce que y a la pollution y a la flamme mais quand même c'est un peu maîtrisé flamme boobu moo gën gaz bi di génn noonu rek di dem ci environnement bi donc maanaam la situation en tout cas que les Sénégalais xam ne c'est maîtrisé. Voilà, amatul benn danger pour le moment pour les populations et pour les kii et inchallah du déborder parce que waa police et waa gendarmerie ñu ngi taxaw foofu waa sapeur pompier ñu ngi taxaw foofu ni li liggéey ak ñun pour que situation bi ñu gën ko maîtriser. xam nga man ndey ji seex laa ñëpp laa boot mënuñu ne gaz bi Ngadiaga rek ko moom ressource naturelle askan bee ko bokk xaj na nag Ngadiaga ay teen a nga fa waaye teen yi ëpp ma nga village Kër Mbir juróom-benni teen a nga fa. Ngadiaga am nay teen jël Kër Laay am na teen Daaral fa am na teen kon gaz bi daa tas kon su ma nekkee maire bu may wax damay waxal commune bi yëpp la ñuy def nag individuellement par dëkk bu nekk nag suñ ca tolloo su boobaa ñu def ko waaye su may wax tamit fi ne nii ñëpp laa yilif ñëpp laa boot mënumaa waxal Ngadiaga bàyyi Kër Mbir mënumaa waxal Kër Mbir bàyyi jël pël mënumaa waxal jël pël bàyyi Daaral fa fi am gaz daal dinaa leen waxal ni ñoom ñoo nekk ci danger ñoom bu ñu doon dàmp fukk nañ leen jox nangam li ci des nag commune bi féete woo. ñu gërëm kam maire commune bi ci côté ndox mi foofu am na ci taxawaay ci bi ñu demee ba am problème ndox moom xëy na ay ba yooyu tàgganti ko na. di sant monsieur le maire bu baax a baax xam ne taxaw na ci suñu ginnaaw jiitu nañu wetu nañu fu ne mu ngi na fay jàppale nag ñu di ko sant bu baax. tey jii su fekkoon ne ñun taxawul fi ñu war a taxaw. dinañ am kersa bu fekkoon tamit dañ daan jot loo xam ni dañ ko daan nëbb askan bi kon dinañ am kersa. Macky Sall bi mu jóge fi sam papa mu nga ne ca néegam dañu koy ñaanal yàlla yokk aw fanam waaw moo ko ñaanaloon fi fekk booba moom mu ngi si toolam xam nga toolam dafa dendeek isit bi jëloon nañ ci toolam sax Macky Sall kii Ablaye Wade oo ko fii bi mu ko oowee mu dem fa mu ni ko demal boo demee Ablaye Wade dina la fal waaye di nga am ganeen pal gudul gii. bi mu jàngee ba pare jot nañ information que ni des informations bien vérifiées premier salaire bi mu fayeeku en tant que professionnel Petrosen la ko liggéeyee. fii la toogoon magum dëkk maa ngi fii ci biir chef de village xam naa dem ngeen ci moo ko ñaanaloon ni ko di nga doon président. na ñëw nag Ngadiaga danoo bëgg nag moom mu ñëw Ngadiaga la ñu bëgg mu ñëw fi. taxaw fi ba nu gis ka mën a wax ak moom loolu la ñu bëggatuñu muy yónnee bëggatuñu muy yable danoo bëgg mu ñëw Ngadiaga ndax ki mu fi teg jàmbaar la taxawu nañu waaye am na yoo xam ne mënu ko. mbokk yeeg xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Ngadiaga di jaajëfal bu baax El Hadj Diène ci wàllu caméra bi waaye itam Lamine ci wàllu montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund. sama gox 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 mon quartier sama ku xam gën di xam sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk gën a am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba